mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom tegu ci midi bisimilah leen ci xabaaru njolloor si li ci gën a fës jëwriñ gi fi nekkoon lépp lu jëwriñ gi yoroon lépp lu jëm ci wàllu caada ci Sénégal ci groupe Abdoulaye Wade jàpp na ni kon baara yoogu dëgg moom diggante njiitu réew Macky Sall ak ñi nga xam ne ñeen lañ ci kàngam ci wàllu politique fii ci Sénégal ni ki tey la ko daal di xamle moom nag dàq na ñu dippee kon gouvernement élargi loolu lay wut ak lool kàddu yi nga xam ne Abdou Ndéné Sall yëkkati na ko moom nag ne li war kay mooy wax gàcce ngalaama njiitu réew Macky Sall ginnaaw na mu yaatalee gouvernement bi ba noppi fexe ba koom-koomu Sénégal daal di suqaliku ci anam gu mucc ayib ñoom ñaar ñëpp seen kàddu ngeen ko dégg ci ndortelu xabaar yi bu ca lande mbëkk bi nag di law ci Sénégal ba tax nag mbir mi kon yematul rek ci góor ñi ndax jigéen ñi itam soobu nañu ci ba tax kon seenum naataange ci ay jigéen ci Sénégal nee na nag lu ñu bëgg daal mooy ñi kon ñu daal di dakkal dem gi ñuy dem kon ci géej jël gaal yi de jël mbëkk mi loolu lépp nag tax ba ñu ne lu ji njàkk kon état bu Sénégal mooy njàkk ndax dafa la ji dëgg ci lu jëm ci politique bi nga xam ne jagleel na ko ndaw yi Sénégal. tey di bés bu nu màggal wàllu mbaax nag alalu yàlla la waaye mbir mi mu ngi mel ni luy tàmbalee ruus fii ci Sénégal ndax bopp sa bopp gi ak li nga xam ne kon mooy wàllu matériel ñi ci kon daal di ko teg mu gënal leen lu ne ñàkkub sincérité yi nga xam ne kon mooy am ci ànd yi loolu lépp kon nekk mbir moo xam ne kon moo gàllankoor wàllu mbaax fii ci Sénégal askan wi ñenn ci ñoom ñoo ko daal di fësal ci reportage bu Aminata Ba daañu leen teewlu ci njeextalu xabaar yi bu calande yéeglekaay yi mooy laajtu xabaaru njoloor si mbokk yi loolee kon moo gën a fës ci xëtub xabaar yi nees bu jàll andee ñun ci faram fàccee. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV lu jëm nag ci xabaar yi kon dañ koy door ak jëwriñ gi ñu dénkoon lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan ci groupe Abdoulaye Wade di Amadou Tidiane Wane moom nag ne kon li ñu dippee gouvernement élargi nekkul li am ci gouvernement wu yées yi nga xam ne samp nañ ko barke de moo Ndiaye ndax jàpp nañ ni kon mbir mi kay baara yógoo dëgg moom diggante njiitu réew Macky Sall ak ñenn ñi nga xam ne ay kàngam lañ ci wàllu politique fii ci Sénégal moom nag nee na daal li nga xam ne nag moom mooy configuration politique bu ñu ko tudd mukk ci réew mi ndax amu fi amul Tidiane Wane ñu teewli kàddoom ci micro Babacar Fall. li ma ci jëkk a jàngat ndax lu ma bett la nu mu bettee sénégalais yu bëri ndax remaniement bi naam ñu ngi ko doon xaar ndax soo déggee remaniement rek c'est que am na lu doxul am na loo xam ne lii ki jiite kër gi seetlu na ko ci këram doyu ko mu war a soppar ñi doxalin te pour soppar ñi doxalin il faut que mu indi ay nit ñu bees wante dafa mel ni nit ñi mu bees ñi mu indi beesuñu trop ndax ki ci gën a fës mu di le président Idrissa Seck ñoom ñoo doon jàmmarloo Idrissa Seck bëgg ko wuutu nekk président ni moom su fekkente ne dem na bakkale nag ba woo kooku ne ko kaay jàpp ci ça veut dire que am na foo xam ne fii moom ci boppam yëg na ne lajj am na fa kon li ñu def d'abord mooy maandu seet taxaw seetlu ba xam fuñ ñu jëme ministre yu bees yi installé wu président Idrissa Seck installé wu donte ne man xawma lan le conseil économique et social mën a soppar ñi ci réew mi du institution boo xam ne am na fa ay moyens institutionnels et politiques yoo xam ni mën na indi influence ci ni réew mi di doxe ay avis lay émettre ay conseils lay joxe loolu mënoon na ko joxe sax en tant que simple citoyen su fekkente ne lii doxal réew mi moo ko soxal. des ba tey ci gouvernement wu yees yi nga xam ne samp nañ ko ci ndogalub njiitu réew Macky Sall moom nag Abdou Ndéné Sall wut bokkul gis-gis ak Amadou Tidiane Wane ndax jàpp na ne kon li war Sénégal jamono ji mooy wax gàcce ngalaama njiitu réew Macky Sall ndax nag yaatal wi nga xam ne def na ko ak jàpp na ni kon gouvernement wi nga xam ne samp nañ ko yees gouvernement la boo xam ne mën na teg fu sori gis-gisu njiitu réew Macky Sall daal di ko appliqué moom nag nee na nag li nga xam ne kon moom mooy mbas mi ak Covid 19 gouvernement bi am na yaakaar ci ñoom ngir ñu suqali bu baax comme réewum Sénégal ñu teewli kàddoom moom njiitu TER Abdou Ndéné Sall ay kàddoom ba tey ci micro Babacar Fall. quel que soit le programme il faut mu am ay ressources humaines adéquates yi nga xam ni président moo leen choisir pour ñu accompagner ko dans la mise en œuvre de ce programme
je crois que ça a été bien. Ce qui est important muy am une masse critique importante parce que bu jëlee moom am 57% jël Idrissa Seck bi amoon à peu près 36% ñu boole leen ça fait à peu près 85% de la masse électorale bi nekk fii ñoo xam ni ñooy accompagner. C'est extrêmement important parce que c'est les locomotives. Le président était locomotive de Benno Bokk Yaakaar. Idrissa Seck était locomotive ci coalition bi nga xam ni moom la kii woon te bu leen fàtte ni Benno Bokk Yaakaar quand même Idrissa Seck était là en 2012. C'est quand même dafa demoon mais ñëwaat donc c'est extrêmement important parce que le président a toujours dit que on gagne ensemble, on gère ensemble. Même ñuy génnoon maire ñoom ñëpp dañuy jëliwaat parce que l'objectif du président est de faire avancer ce pays. L'objectif du président mooy que une mise en œuvre opérationnelle et efficace de son programme pour que Sénégal dem fu sori, Sénégal émergent, Sénégal jëriñ ñëpp ñu def benn Sénégal boo xam ne ñëpp a ko bokk. moo tax vraiment on a besoin de tous les intellectuels liggéey ci gouvernement rek wala nekk ci gouvernement rek taxul nga accompagner le président. C'est la mobilisation. On veut la mobilisation de la population pour ñëw ànd ak président pour que réew mi ñu jële ko fii mu nekk ci ay xat-xat ñu jëbbu ko ci réew mu nga xam ni Sénégal dafay doon un pays attractif, un pays économiquement viable. Aminata Touré moom moo nekkoon njiitu conseil économique social et environnemental ñu daal di ko jëlee ci bopp kuréel wi dafa def ab bataaxal ni ki tey ci suba gi jëm nag ci li nga xam ne moom mooy kàddu yi nga xam ne jot na ko fësal moom nag ne kenn mënul tilimal deram wala bokk yàq liggéey bi nga xam ne jot na ko def ci réewum Sénégal loolee nag tontu la ginnaaw ay xabaar yu fasaaro ci taskatu xabaar yi di wax ni kon wàllub koppar ak wàllub maanaam yorin gu bon tax kon daal ko jëlee ci boobu la kuréel moom nag nee na lépp li nga xam ne kon mooy yorin gi gu set te sell la daal di amee kon ci bopp kuréel googu ñu ko daal di dénkoon ba tax kon ne képp koo xam ne kon wax ngay kàddu yu wuteeg yi nga xam ne kon dëgg la ci moom dina la yóbbu fa ma xam ne doone benn ngir kon ñu am procès jëm ci wàllu diffamation maanaam ngay kàddu yu wéerul Aminata Touré moo ko daal di xam ne ci bataaxal ni ki tey ci suba gi du ñàkk daan ci di kat nu mu gën a yaatoo suñu yeneen jotaay xabaar lu jëm nag ci keneen ku ñu fal yees ci réewum Sénégal mooy jëriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu artisanat ñi nga xam ne kon ñoo yëngu ci wàllu woowee nag ne am nañu contenté ndax jàpp na ni kon xabaar la boo xam ne yàgg nañ ko sàkku ci njiitu réew Macky Sall ba tax kon seen bu njàmbat becc nañ ko ci taabalu jëwriñ gu yees gi te nag ne am nañu yaakaar kon wàllu artisanat fii ci Sénégal dina daal di suqaliku Mamadou Lamine Fati reportage. ñoom yàgg nañu bëgg a demal seeni bopp tey jilee ñii di artisan yi am nañu seeni ministère loolu tax na ba ñoom sax ñu ngi wax seeni xalaat ak seeni bëgg-bëgg. waaw man xaw naa ci am tuuti inquiétude parce que dafa am lu ñu doon xaar ñu dig ñu ko ñun artisans yi d'une manière globale un enveloppe de 30 milliards boo xam si ministre bi wax na ba joxe woon date président ni defal kenn naa ko Tabaski ba léegi borom kër yi nekk fi artisans yi am problème on a fait ensemble le tour fii moo gën a rëy ci industrie artisanale ci Guédiawaye qui compte 400 places au-delà bu ci nekk gis nga ko y a plus de 4 personnes mais tey jii presque 25% yi yëpp tëj nañu. ci biir ministère bi nga xam ne dañ leen ko jagleel ñi nga xam ne ñooy artisan yi ñu ngi teg seen i bëgg-bëgg ak li ñuy xaar ci jëwrin boobule. d'une manière générale rek mu nekkoon benn ministère point barre la ca des mooy d'accord cabinet boo ñëw war nga faa fekk ñu compétent parce que informel pour nga formaliser ko yow mi yore secteur formel bi yaay ñëw waxtaan ak ñi nga xam ne sont informels organiser leen. bu ñu la fi bàyyee pour les artisans gisoo artisans yi tu dois aller vers eux lii moo leen manqué dem leen wuti ko formaliser wu ngeen organiser leen créer ñu ay fonds spécial yaakaar mënuma ko am tant que woowuñu les acteurs concernés ñu toog. wax ministre bees bu mu nangu ñeneen di ko nax ndax boo dikkee sa cabinet lañ la war a wax waxuñu ko lañ la war a defal defuñu la ko dañ lay nax dong dafa laaj demande de visite buñ la falee artisanat lañ la jox dëkk bi mënuñu ko jaay sans le secteur de l'artisanat d'art nga jël sa oto ànd ak say cabinet dem ci site village artisanal yi jéem koo renouveler ba pare avant tout. ay jafe-jafe yu métti lay artisan yi di dund. tey jile ak jëwriñ bi nga xam ne dañ leen ko jagleel ñoom lu ñu bëgg rekk mooy seeni kuréel gile mu am yokkute te jëm ci kanam.
Mamadou Lamine Fati jërëjëf mbëkk mi ñu daal di ko waxtaanee mu mel ne kon mbir la moo xam ne ba tey ma ngi am fii ci Sénégal dañ ci doon nemmeeku nag góor ñi waaye bi la yoon nag ñoom jigéen ñi dañ ci daal di joxut nañu doxantu ba Grand Dakar ak yeneen ci gox ci Sicap ñoom nag jigéen ñi ñu fa fekk ne ànduñ ci mukk la ñu bëgg kay mooy seen naataango yi dakkal jël gaalub looco yi ngir dem ca Barça loolu nag jàpp nañu ni kon mbir la moo xamante ne nii même bu dee am na ñu ngi koy naqarlu waaye nag ñu ngi sàkku itam ci état bu Sénégal mu daal di joynti taxawaayam ndax jàpp nañu ni lu ci njàkk moom la ci mbir mi nga xam ne kon ñu ngi koy gis fii ci Sénégal Abdourahmane li reportage. daanaka du góor ñi dong ñooy def lu ñuy woowee Barça wala Barsaq jigéen yi itam ñu ngi si ñett bokkoon nañu si téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti migrants yi nga xamante ni jàpp nañu leen si waaxu Sénégal yi lu taseeg moom Grand Dakar soxna si xalaatu ko benn yoon moom mi leen mi ngi woo ay nawlay jigéenam suñu moytandiku mbir moomu le parce que en tant que jigéen nga war a mën a liggéey ci sa réew ngay jël sa bopp di ko joxe ci gaal yi ak géej gi di dem ci loo xam ne yow leeru la ba xam ndax di nga yegg wala doo yegg maa ngi leen di wax daal lii moom nañ ko bàyyi ndax man mii duma ci dem ndax duma mën a nekk fi sama réew liggéey di dugg ci loo xam ne amul bànqaas amul dara nga ci traversé pour dem en tant que jigéen te mu doon risque boo xam ne risque bu doy waar la lu doy waar la ñuy demee nag lu doy waar sax ndax li ñuy demee ci réewu jàmbur di liggéey buñ ko toggee ci seen réew dinañ liggéey nekk sa réew neex na de. soxna si moom mi ngi joxoñ baaraamu tuuma nguur gi ngir moom ñàkkum xëy mi moo waral jigéen ñi di jël yoonu géej gi. gouvernement bi na jéem a tam xool situation chômage bi jéem a créer quelques petits emplois entreprises pour recruter les jeunes nga xam ne loolu dina leen permettre bu ñu jàppee foofu du ñu am idée wu génn dëkk bi di def ay dem clandestin parce que di nga xam ne li ngay dem wuti fee yaa ngi koy yor sa dëkk man si c'était moi loolu laa leen di conseil ñu toog gouvernement bi jéem a trouver benn solution pour ñoom uti leen liggéey parce que dama xam ne ku dem ba am liggéey sa dëkk est-ce que dina la jaral yow nga génn di dem tayle sa bakkan si géej gi. Koddu mel ni kuy wax ni waruñu xaar nguur gi si dara. te nit ñi def ba jël xaalis loo xam ne ay 450 ay 300 500 nga koy jox ci koo xam ne mën na la jéggil mën na la bañ a jéggil nga financé ko financé ko si sa réew tega sa taabal rek liggéey yàlla jàppale la mbaa nga ubbi sa salon lépp a ngi fi lépp baax na loo def rek yàlla jàppale la parce que ñun ñu ngi nii ay jigéen lañu bu ñu neexoon dugg mbëkk mi mais duñ ko dugg ñu ngi ci tali bi di bale di dóor waar xam nga rek. jigéen ñi ñu taseel ñëpp dàq nañu mbir mi ñu ngi méngale mbir mi lee ñuy wax Barça wala Barsaq wala ñu ne ko mbëkk mi ak li nga xamante ni moom la ñuy wax xaru. Abdourahmane lii jërëjëf ginnaaw kon mbëkk mi ñu daal di addu ci mbas meeg tolluwaayam ci Sénégal ni ki tey ñetti nit ñoo am yees woppi Covid-19 te ñoom ñëpp ay cas communautaire la maanaam nit ñoo xam ne. wàll nañu leen ko te xamuñu fañ la leen ko wàllee lu toll nag ci juróom-ñeent fukk kon jot nañu wër ci mbasum Covid-19 gi juróomi nit kon ñoo nekk ci sowtaas benn nit moo ñàkk bakkanam ci mbas mi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyi ko ci docteur El Hadj Mamadou Ndiaye bi mbas mi feeñee ci Sénégal ak tey fukk ak juróomi junni ak juróom-benn téeméer ak ñeent fukki nit ñoom ñoo ko daal di amee lu toll ci fukk ak juróomi junni ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoom wér nañ ci fanweer ak ñett téeméer ak ñaar fukk ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan lu toll nag ci téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeenti nit ñoo des ci loxo docteur yi ci hôpital yi ngir ñu toppatoo seen wér-gu-yaram. addu ci wàllub collectif bi nga xam ne moom moo ëmb ñi yëngu ci wàllu daara ak ci wàllu diine ci diwaanu Tëngéej ñoom nag ne song yi ñuy def jëmale ko ci sang wu tedd wi sallallahu alayhi wa sallam foo mu dakk ba tax ñi ne dañu bëgg kon jiitu réew Macky Sall daal di ci addu ngir itam loolee mu daal di jeex tàkk ci réew mi wala te tam ci ñi nga xam ne kon ñooy songu diine ñoom nag ne wala ñu bëgg mooy njiitu réew France daal di jégalu ci kanamu askanu Sénégal gépp ak ci àdduna wërngal këpp rawatina kon ci jullitu yàlla yi ndax nag dem nañu sax bay woo sunu naataango yu Sénégal yi yëpp kon di doomi réew mi ngir ñu daal di kon dumóoyu produit yi nga xam ne réew France moo ko te muy te ñu koy kon jéggaani di ko dugal fii ci Sénégal lépp kon ñu bañ koo jëfandikoo ñoo lay économie daal di xamle seen janook taskatu xabaar yi Moussa Ndiaye moo yor seen kàddu ñu teewlu kàddoom ci micro Babacar Seck. ñaawal gi nga xamante ne ñu ngi ko kay ñaawal du tax du ñu dolli lu dul ñu gën ko bëgg lu dul ñu gën ko sopp kuréel gi nga xam ne moo jiite association islamique yi nekk Tëngéej ñoo ngi ñaawlu fa ñaawlu yem di wax ne Sénégal dëkk la boo xam ne téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom ay julit lañ loolu tax na ñu ngi sàkku si njiitum réew mi muy président Macky Sall mu àddu si mbir mii mu wax ak naataangoom président Macron mu jéggalu julliti Sénégal rawatina julliti àdduna bi yëpp. France
na tënku ci charte des Nations Unies bi nga xamante ne moo ëmb mbootaay yëpp si lan si jox cër ñeneen ñi nga xamante ne bokku leen li nga xamante ne moom mooy diine. beneen bi ñu ngi sàkku ci sénégalais yëpp ñu boycotté lépp loo xamante ne réew mu France moom moo koy defar donte dañu ciy loru ngir lan wane li nga xamante ne moom mooy seen naqar wane li nga xamante ne mooy seen ñàkk ànd sa la njiitum réewu France def. des ba tey ci dëkku Maam Kumba Lam boobee ak kuréel yooyu nga xam ne kon ñoo doon ñaxtu ñoom nag dañu amal set setal jëmale ko kon ci armeel yi maanaam sëg ya fa nekk ñett sëg yi nekk foofu yëpp nag ci diwaanu Tëngéej dafa fees dell ba tax ñoom nag nee nañu kon boo moyul fi nekk at yu ñu jëm nit dina faatu ñu bëgg ko suul ci sëg ya mu tëleen tëj ba tax ñuy woo njiitu réew Macky Sall ngir mu yokkal leen kon miiré wala mu wutal leen fenn foo xam ne mës nañ fa suul seenub néew ñu teewluy leeral yi bàyyi ko ci njiitu bokk moomeel ba di Amadou Sène Niang ay kàddoom ci micro Babacar Seck. ñetti armeelu jullit ñoo fi ne jokkul la ak Thiawlène ak Dangu jokkul ak Thiawlène gis ngeen érosion côtière bi ni mu koy def gis ngeen saay su ul amee ni mu koy def te gis nañ ni mënul yokku ndax géej gi ak dëkkuwaay yi bu Dangu bi moo fi des bu Dangu bi waa Tëngéej fi la ñuy denc mais lépp luy dëkk nekk ci ginnaaw Tëngéej fi la ñuy denc ba Ndakaaru fi la ñuy denc te gis ngeen fi mu yam ndax fees na gëmuñu ne feek ñaari at dina mën a jëlaat ay néew moo tax ñuy tàllal loxo président di ko ñaan mu régler ñu problème boobu ndax ay titre foncier yu kenn tabaxul ñoo fa nekk te état rek moo ñu ko mën a jox ñu ko koy ñaan ci turu Tëngéej ci turu mbooleem jullit mbooleem mbindeef bu dëkk Tëngéej ak li ko wër ak Ndakaaru mu dimbali ñu mu jox ñu suuf soosu pour ñu yokk armeeli Tëngéej pour feek juróom fukki at feek téeméeri at fu ñu amee néew mën ko fi denc dañu naan gouverner se prévoir maanaam booy jiite dëkk da ngay anticiper maanaam da ngay sóor lu ñëwagul li ñu gis ni mooy ñëw nag bu ñu yamee rek si ni nit ñi yokkoo seen lim ni ñuy yokkoo bu ñu yamee si nit ñi ni ñuy génne àdduna ñaari at si kanam armeeli Dangu dootul mën jël kenn. mu nekkoon Amadou Sène Niang moom moo yore kàdduk maire bu Tëngéej ci ay kàddoom ci micro Babacar Seck maa ngi koy junj mbokk yi ci ndorteelu xabaar yi tey nekk bés bu ñu jagleel mbaax ni ko wolof di waxee nag mbaax alalu yàlla la waaye nekk na mbir moo xam ne ma ngay tàmbali ruus fii ci Sénégal ndax bopp sa bopp gi ak wàllu matériel yi nga xam ne nit ñi léegi gëral na leen lépp rax ci dolli kon ñàkkub sincérité yi nga xam ne kon mi nga am ci diggante nit ñi loolu lépp nekk mbir yoo xamante ne ni kon moom mooy gàllankoor kàddu yooyu nga xam ne kon jot nañ ko yëkkati ci mbaax lu ci mënti am nag yenn ci askan wi jot nañ leen laaj lu jëm ci mbaax ak bés bu ñu ko jagleel ni ki tey ji Aminata Ba reportage. xëy baax yomb na waaye dëkk ca jaf yi Olof Njaay moo ko wax baax googule sax jafe loolu gis jamono ji baax tellement dafa rare que on peut dire pratiquement baax amatul parce que rien n'est gratis dara gratuitul nit ñi pour ñu baax il faut que nga defal leen maanaam rémunération moo ëpp que def gratis. waa ji jàpp ni askan wi dañuy jaawale am alal ak nit ku baax. parce que léegi li ñu def baax mooy il faut nga am nit dina baax te du am dara nit dina baax te du am dara mais léegi li ñu jàppee baax mooy bala ngaa baax da ngaa am parce que da ngay bokk ci famille presque boo tee yebu nga gën ca mais bu yàlla defee ne amoo yow sa mbaax du feeñ. boo amul sax léegi boo dee wax lu baax ñu ne ah waa ji day wax rek day dóor dafa bëgg lu mu am moo tax muy waxee nii dafa am lu mu bëgg moo wax mais léegi nit ñi bu ñu demee ba classé baax ci am parce que baax ak am du benn nit dina di joxe suba ngoonte baaxul am koo xam ne amul dara mais dafa baax. yenn saa yi doxalinu doomu aadama yi mooy tax ba lépp daal di jaxasoo. wor moo fi bari parce que da ngay gis koo xam ne si da ngay def ci moom lu baax. ëllëg mu fayee la lu bon wala nga jàppee ko sa bopp di def ci moom lu baax wala nga yéene ko lu baax fekk na ma nga yor sa tànk sa loxo di gor pour nga daanu loolu lépp moo koy waral ba baax wàññeeku te baax alalu yàlla la mu dafa jafe nag. ñetti fan ci weeru novembre di bés bi ñu jagleel ci àdduna wërngal këpp mbaax mu nekk valeur boo xamante ni dafay gën a rataxal diggante gi moo xam ci ñu bokk. ay xarit
ba ñuy bokk bërëb bi ñuy liggéeyee. laajum bitim réew dañ koy door rek réewum Côte d'Ivoire fay jogante falum njiiti réew fanweeri fan ak benn ci weeru octobre gi ñu génn résultat yi nag tukkee ci yooyee jogante fësal ndën ko Alassane Dramane Ouattara moom kon moo toggaat ci boppu fauteuil ba ngir ñetteelu mandat jogante yi nag daal dina ko jël ci lu toll ci juróom-ñeent fukk ak ñeent yu teg ñaar fukk ak juróom-ñaar ci téeméer boo jël loolu kon moo tukkee ci mbañ gàcce yi waaye nag ñi nga xam ne ñooy commission bi nga xam ne moom moo yore lépp jëm ci wàllu jogante yi moo ko daal di fësal waaye nag ay résultat yu ndéggandiku la maanaam résultat provisoire jàpp leen tamit ñi jot a bokk ci yooyu jogante seen lim toll na ci téeméer boo jël juróom fukk ak juróom yu teg juróom-ñeent résultat yi nag kon ni ñu ko waxee ñii di waa conseil constitutionnel ñoo koy daal di dëggal jamono ji nag sax ñuy àddoo ngeen di teewlu jëwriñ gu ñu dénk wàllub yoon ci réewum Côte d'Ivoire ma ngay jën ak taskatu xabaar yi ci lu jëm ci yooyee jongante foofee ca Côte d'Ivoire. beneen réew États-Unis ak li nga xam ne moom mooy ñoom itam ñu ngay tànn ni ki tey jii séeram njiiti réew ginnaaw kii di Donald Trump mi nga xam ne kon moom moo fay jàkkaarloo ak Joe Biden. lu ci mënti am nag ñoom kon ñu ngay tànn seen njiiti réew waxtu wi jàppale ni tamit sondage yi nga xam ne jot na génn ci ndorteelu laata kon élection yi di jongante yi ñii kii nag di Joe Biden di démocrate bi kon moom moo ci daal di jiitu waaye nag Donald Trump daal dina fësal ni kon mbetteel dina am waaye itam yuuxu dina jëf fu ñu ko fogewul ginnaaw li amoon kon ci atum 2016 ci jongante yi nga xam ne kon moom dafa renversé tendance bi ba tax kon mu jiitewaat ba tax mu jiite réew moomee di États-Unis kon loolee kon moo gënoon fës ci xabaaru bitim réew yi. ginnaaw xabaaru bitim réew yi mbokk yegg nañu ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi. mbaa yéen a nga ca ñeenti at ko dese ci bopp réewum Sénégal moom njiitu réew Macky Sall enquête ne yoon wi nga xam ne Abdoulaye Wade Baye Karim Wade gi tracé woon na ko ci réew mi fa la teggi tànkam moom njiitu réew mi ndax ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko doon ko jàppal tànk di ay jegeñaaleem ñëpp la tëbal ba noppi jël ñu yees taf leen ci boppam te gouvernement yu yees yi nga xam ne barki démb njaay lañ ko samp firnde la ci yëglekaay bi ne njiitu conseil économique social environnemental yi yees gi di Idrissa Seck partem gi na ci tas dëgg la jëm les économies parti bi kay tas na ba nopp ndax tekki no ba tànk yaa ngi mel ni tulleeg mane ci bile parti rax ci doole ay kàngam yi nga xam ne ci parti réew mi la ñu bokkoon ñoom ñëpp ñu ngi génn benn par benn ci groupe WhatsApp bi nga xam ne parti réew mi ñoo ko amal te bu ñu sukkandikoo seen kàddu nee nañu kon mënuñu nangu mukk ndogal bi nga xam ne seen njiit Idrissa Seck jël na ko ginnaaw juróom-ñaari at yoo xam ne mu ngay sànni xeer ak juuri xeer njiitu réew Macky Sall doon wax naan daa tëlee rax ci doole xam-xamam jam ñaajolo yam tey jii moom Idrissa Seck mu jël ay bagaasam ak i dëbësam ne faax këru Macky Sall l'observateur jox kàddu gi jege ñaale moom Idrissa Seck ginnaaw jëf ji nga xam ne def na ko ci état bu Sénégal yëglekaay bi jox njëkk kàddu gi am sur saw Sidibé mi ne mbettel askanu Sénégal gépp lam ginnaaw falam ci bopp conseil économique social environnemental ak i jàppal tànk yi nga xam ne mu ngi koy def njiitu réew Macky Sall am sur saw Sidibé ne dafa doy ndax lu ëpp tuuru ndax feneen Idrissa Seck gi gàcce dëgg la ci amee keneen ku àddu ci mbirub Idrissa Seck di Pape Diop njiitu bokk gis-gis ne seenul daray ñëw nii li ko yégee maanaam yéegu ci lenn keneen ku yégul leen ci lu mbiri xew mooy Hélène Tine ndaxte nee na ni ko ñëpp yégee la ko yégee ndax ci ëttu taskatu xabaar yi ci Sénégal ñoo ko xabaar ni Idrissa Seck fekk dina njiitu réew Macky Sall lii ko du jéene en tout cas askanu Sénégal gépp mbetteel gàcce dëgg la ñu am ci coalition wu yees yu nga xam ne Idrissa Seck njiitu parti réew mi samp na ko ak njiitu réew Sénégal Macky Sall le ko du jéene en tout cas nag sërim lëkkaloo ñoom ñaar jur na coow lu rëy ci parti Malick Gakou bi di grand parti ndax bu dee ñeneen ñi ànduñu mukk ci dogal bi nga xam ne Idrissa Seck jël na ko ña des nag ñoom nee nañu ànd nañu ci dogal bi nga xam ne Idrissa Seck njiitu parti réew mi jël na ko ndax ñaari parti ñoo àndoon doon dagan baatu askan wi atum 2019 ci jonga tey falum njiitu réew yi les économies moom Malick Gakou njiitu grand parti saa bu nu ko fale ministre d'état mu jegaloon njiitu réew Macky Sall bu mu bett kenn las ne ginnaaw grand parti ak parti Idrissa Seck di réew mi parti njiitu réew mi ci boppam mën na yëngu la tribune ne njiitu réew Macky Sall ne ma ngay waajal beneen remaniement ginnaaw bu mu soppi gouvernement bu Sénégal direction yeeg PCA yi ñu bëri ci ñoom kon danañu tëpp ay xarkanam yu yees dañuy xaar ci ñaareelu remaniement bi nga xam ne danañ ko amal ci mboolem direction ci réewum Sénégal Sud Quotidien ne en tout cas daal carte yi moom njiitu réew Macky Sall baatarewaat na ko def nag promo wu yaatu libéraux yi nga xam ne ñoo ko doon xeex suba ngoon guddeeg bëccëg tey ji nag mu sampale ci wetam jëri farandoom jañax leen mel ni yàq wu naqari las ne njiitu réew Macky Sall kay parti démocratique Sénégal ci boppam la dekkil ndax jël na Omar Sarr taf ci wetam Ousmane Ngom Modou Diagne Fada ak Idrissa Seck ñëpp taf leen ci wetam te lii mooy firndeel dekki PDS te Abdoulaye Wade ci boppam mi nga xam ne moo samp bi le parti bokku ca Vox Populi ne farandoo Khalifa Ababacar Sall maire bu Ndakaaru ba woon ne bëgguñoo teggi gët jëwri gu ñu dénk wàllu biir réew mi kaaraange gi yees di Félix Antoine Diome ndaxte nee nañu lépp loo xam ne salku la ci njiitu réew Macky Sall def ko loxo ma nga ca ba tax la ñuy sàkku moo ñuy tekki ndombal tànkam ne mu gën a gaawee ndax nee nañu bëgguñu mukk mu yor kaaraange réewum Sénégal ba noppi di
organiser élection waxatuma la xew-xewu diine yi ci réew mi yépp mu nar ci doxal source a ne njiitu réew Macky Sall kenn gën a ko ëpp coow ndax ministre yi nga xam ne coow leen topp ñoom ñëpp la daal di falaat ku ci mel ni Abdou Karim Sall Mansour Faye Maître Malick Sall ak Alioune Ndoye La Tribune ne mbëkk mi ci réew mi nag musiba dëgg la ci askanu Sénégal ndax lu yées benn weer ñaari téeméeri nit ñàkk na seen mbakkan ci mbëkk mi yëglekaay bi ne géej gi nag léegi moo soppaliku doonu sëg ci ndawi Sénégal yi ndax ñi ci ñàkk seen mbakkan kenn xamul nu mu toll enquête ne en tout cas ñaari ci gaal yoo xam ne ca gànnaar la ñu teeri jee te nag juróomi nit ñoo ci ñàkk seen mbakkan ñu bëri ci doomi aadama ba léegi des nañ leen tegi gët ginnaaw mbëkk mi mbas mi La Tribune Vox Populi ak critique nenu Covid-19 nag ma ngay gën a deltu ginnaaw ci réewum Sénégal ndax nag jamono ji lu toll ci ñaari téeméeri juróom fukk ak ñaari nit ñoo des ci l'hôpital yi ci kër docteur yi ngir ñu toppatoo seen wér-gu-yaram rax ci dolli amab corona ci Sénégal ma ngay gën di wàññeeku source a ni ñeenti dealer la ñu teg yoxo ca dëkk ba tedd ba Touba te ñoom ñëpp dorog la ñuy jaay las ne benn sëriñ daara moo violé ba noppi ëmbal benn élève boo xam ne fukki at ak ñeent la am mais da ngay seet loolu rek yëglekaay yi moo laf laajtu xabaaru njoloor si gërëm leen bu baax mbokki ci ànd beek ñun gërëm ñëpp ñu ci jàpp ba lépp yem rédaction bi jox leen dig dajee xabaaru maraxi bu ca landee fii ak boobu ngeen woy di ñu topp ci TV ndax béré ngi ci jërë ngeen jëf ñu dog jàmm